dal leen jàmm ñu daal di doore xibaar bu rek tis bi drame am ci cité 2 ci Pikine Icotaf balcon moo fa rek daanu benn R+1 la daal di daanu ci benn xale lu góor boo xam ne am na ci lu toll ñu ni fanweeri at mu daal di rek mujjee ñàkk bakkanam ci wàllu wu ni mel xibaar yooyu dinañ ko topp dina gën a yaatu ci waxtu yële ñu daal di dëgma la ci wàllum politique Soham Wardini daal di nay wax ci candidature am ci élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ba la ñu dëgmal ki fi nekk maire Ndakaaru ci jamono ji ne dàqul daal di rek samp ndëndëm ngir daal di taxawal coalition taxawu Ndakaaru bu ñu fekkee ne rek dañu ko rek tànn ngir mu daal di rek dem ci yooyee jongante ngir jiitewaat li nga xam ne mooy maire bu Dakar mu bëgg tamit soxna yi di rek jël ay dogal te di investir li jëm ci wàllu liste électorale yi jàpp na ni mën nañu ko te it am nañu xarañtaay googee dénk na ko Alioune Badara Sonko. ñun jigéen ñi li ñuy xeex li ñu bëgg mooy maire yi jigéen ñu bari di ko jiite parce que boo xoolee lu mel ni département Dakar fukki commune ak juróom-ñeent ñoo fa nekk amu ci benn maire bu jigéen man dong maay maire de ville mais maire commune amul benn jigéen ci département Dakar loolu nag normalul te loolu la ñuy xeex pour jigéen ñi aussi war a mën a taxaw ndax jigéen moo yore kër ku yore kër mën a gérer dépense mën a toppatoo sa kër mën a toppatoo sa njaboot war ngaa mën a topp mi ngi noonu kon mooy kàddu Soham Wardini di soxna soo xam ne dafa bëgg rek bu dee tànn nañu ko mu jiitewaat samp ndëndam ngir jiitewaat maire bu Dakar dogate administratif bi ñu nemmeeku waxtaanee ko ci biir réew mi ca département Kër Massar dina indi ay coppite yoo xam ne mënu cee ñàkk bu nu rek sukkandikoo ci expert bi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu décentralisation di Amadou Sène Niang mu ni quartier électoral bi dinañu ko andi ak coppite. lieu de vote yi ak carte électeur yi tamit dana indi ak coppite ba tey moom Amadou Sène Niang di préciser ni conseil départementaux itam dina leen concerné ci lu jëm ci commune Kër Massar danañu ko fa dindi loolee yëpp mi ngi ko dëxañ waxtaan wu mu seex ak Safiatou Ba Ndiaye. ñu créé officiellement département bu Kër Massar mu ànd ak ñetti arrondissement yi di Malika Yëmbal waaye itam Jaxaay circonscription administrative yooyu lee di ànd ak ay soppite ci wàllum circonscription électorale ak bërëb yi ñuy voté bureau de vote yi suñu sukkandikoo ci Amadou Sène Niang mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum décentralisation muy xamle ne faw ñu redéfiniraat lii di carte électorale bi ngir askan wi fa ne waaye itam bërëb bi ñuy voté ak carte d'électeur yi Amadou Sène Niang di leeral ni bu fekkee ne rek décret bi dafa leeral ni day commencé dox après jongante yi bu boobaan duñu tas conseil départemental bu Rufisque ndax nag loi bi si boppam moo ne su fekkee décret bi dafa envisager dox après ñu amal élection locale yi kon conseil départementaux yi mu concerné duñu leen tas te Pikine amul conseil départemental kon conseil départemental bu Rufisque bi nag dañ koy dissoudre beneen conséquence bu boobu le décret moo di rek suppression commune bu Kër Massar décret bi sax prévoir na ñu taxawal benn commission boo xamante ne rek day tax ñu séddale patrimoine ancienne commune bu Kër Massar bi itam redéployer personnel bi si ñaari commune yu yees yi suñu sukkandikoo ba tey ci Amadou Sène Niang mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum décentralisation. Safiatou Ba Ndiaye ci la ñuy desandi ay série de mobilisation waa gannaaw ba nu rek publier décret bii rek jëm ci projet redécoupage administratif boobee ci commune bu Bambilor ci Kër Ndiaye Lo ñi nga xam ne ñoo yore communalisation 5 villages yi ak cité environnants yi daal di nañuy rek tenir en haleine public bi politique yi ci boppam ñoo rek porter combat bi ñoom ñi nga xam ne am na ci ñu ànd ak njiitu réew mi président Macky Sall ñoo ne ca kanam ca Bambilor moom maire commune bi di woote ak dal bëgg rek population bi bañ a amal benn dajaloo ak benn manifester ci lu jëm ci wàllu woowee ñu ni dañuy amal ay dogatee naam indi nañ ci xëy na ay leeral waaye xëy na dafa dalu seen xel ki ñu koy nettali Cheikh Ahmed Tidiane Seck. jamono yi woy politique yi ñoo ngàll combat bi nga xam ne moo jëm ci sàkkuteefu commune ci juróomi village yi ak cité yeleen wër ñi nga xam ne ñoo di partisan yu président Macky Sall ñoo jiitu te kanam yëkkati ay kàddu. li may wax mooy que président ñu ngi koy wutal ay noon te kilifa kenn du ko wutal ay noon. léegi nag cri du cœur la ñuy lancé président de la République. nag gerte njabootam ki nga xamante ni lu mat juróom-ñeenti at ñi ngi nekk si terrain bi de grâce son excellence Macky Sall maa ngi lay interpellé nga xoolaat geste bii bu baax balaa ngay def loi. te séddale bi gâteau bi ni
ko def dafa leer dane bii bukkee ko moom bii njuuro ko moom bii sàmba moom mu des benn mu ne ku jiit jël te jiit naa si jël naa décret bi signé nañ ko wala signé wuñu ko bu fekkee signé wu ko bu mu xalaat di ko signé ndax son poids électoral sera menacé. ca Bambilor maire bi mu ngay woote jàmm ak dal te di manifester ba léegi fidélité am jëm ci ki nga xam ne moo di seen ak njiitu parti. bi décret yi génnee dafa bari ay nit ñu mer ba futt bi ma leen dalalee sama bureau ma xam ne ñii nekkatu tey benn kilifa politique la ñu am benn kilifa politique bi ñu am nag benn nit la muy président Macky Sall. ñu ngay daal di nemmeeku nag mobilisation muy dooraat foofee ca commune bu Bambilor ak la ko wër loolee nag di wane ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal dana tàng lool ca zone boobee. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Bambilor Zik FM. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Seck réplique ci gannaaw génnuk ñu jege maire bu Djiddah Thiaroye Kaw yàggul dara bu nu sukkandikoo ci conseiller municipal bu APR bi di Malal Diallo conseil municipal Djiddah Thiaroye Kaw kenn rek daal di koy sàkku ngir ñu xam ndax dañ leen rattaché ci marché bu bees ci Guédiawaye ba tax na mi ngi woo maire bi mu daal di rek jublu ci li nga xam ne la jàpp ni mooy priorité ci gox-gox boobee nga xam ne mooy fexe ba poste de santé ba de Ndour ak commune bu Djiddah Thiaroye Kaw jafe-jafe yi fa am askan wa di ko yëg ñu mën ko rek saafara moom Malal Diallo Younoussa Baldé la dénk yi li kàddu. ñun ay conseil lañu marché bu bees su dee day dem Guédiawaye préfet bi nga xam ne mooy administration arrondissement bi dana bind maire courrier maire woo conseil ñu àddu ci ñu bëgg a yóbbu population bi ci coow marché nangam te bu coow marché taxoon nga gagné élection ñetti élection yu weesu maire gagné ko rek perte marché bu bees amul benn këyit buy firndeel ni jóge na ci commune d'arrondissement Djiddah Thiaroye Kaw dem na ci li nga xam ne moom mooy Guédiawaye li ci am solo mooy te ñu war ko xeex tey commune Yeumbeul Sud mi nga xam ne yàgg nañu xeex pour suñu poste santé bi nga xam ne mooy poste santé Ndour nekk Touba Thiaroye te ñu moom ko département Kër Massar yóbbaale na poste bi. mi ngi noonu ak ñàkk déggoo am na ca Médina ndax démb collectif bu ëmb ay ndaw yu dëkk ca gox boobee dañoo rek wàcc ci mbedd bi ne ànduñu benn yoon ngir ñu privatiser terrain bu Jaraaf bi mairie bi bëgg a def ba tax na mu di ab journée de sensibilisation ngir xeex Covid bu rek maire ba Bamba Fall initié woon ca la ñu porox ndollu ngir amal seeni manifester waaye police ñëw na daal di koy tas ci wàllu woowee Fatulaay Mbay Jow ma nga fa woon dina ko nettali. bu dul woon teewaayu police ak préfet tension bi dina gën a yokk ndaw Médina yi nga xam ne dañuy manifester ngir wax déedéet privatisation terrain bu Jaraaf. lu ñuy réclamer mooy non à la privatisation du terrain Jaraaf yi travaux yi maire ba koy defee ak ñu audité biir maire bi dañoo bëgg mu nekk ay audit public. geneen wet mairie bu Médina di amal ab sensibilisation ci wàllu vaccin contre Covid-19. xam ni seen deuxième vaccination war naa commencer te ngeen xam ni tamit jàngoro ji jeexul ba léegi. ñu ngi gërëm programme Nations Unies ndax ñoo ñuy jàppale. maire bu Médina jàpp ne nag manifestation bi ab politique dong la. kon politiciens yi bu leen jaxasee man xam naa nag li xew ndax politicien bi fay t-shirt bi ak politiciens yi nga xam ni ñoom ñoo financé manifestation yëpp yëg naa ko. bi tontu lii. manifestation politique soo ko gisee dafa am nu muy demee soo xoolee jeunes yi nu mu engagé woo mais fii nii gars yi dañoo ñëwaat si QG bi pour ñëw wane ni doomu Médina yi ñoo am taxawaay bi. ñaari manifestation ci même moment préfet bu Ndakaaru ne moom joxul ñaari autorisation li ci mënti am rek am na ay blessé yu oyof juróom te ñu àndaloon ndax mairie ba ñett te ñu àndaloon ndax collectif fu ndaw ñi. mi ngi noonu Fatulaay Mbay Diop liggéeykat yi nekk ci wàllu yëngatu ci wàllu agriculture dañoo nekk ci bankuk loxo bu 72 heures talaata ak léegi ba tax na démb ci aljuma ji daal nañu am ak dox ñaxtu ca Kaolack la xewee ngir rek laaj lu jëm ci seen ko indemnité yi ñuy xaar ñu ni boobaak léegi yàgg na. jëm ci tamit wàllu responsabilité ak technicien. Samba Gueye mooy secrétaire général bu syndicat des travailleurs bu ministère de l'agriculture Aliou Kane la ko dénk Cheikh Anta Gueye. bu ne xam ne ñun ndaw nguur gi lañ indemnité de logement dañ ko war a am ndax dañuy affecté fépp ci Sénégal amuñu indemnité de responsabilité nga nekk directeur wala nga nekk chef de service ak foo mënta toll amoo indemnité de responsabilité amoo indemnité de technicité nga nekk ingénieur wala planificateur wala agent technique d'agriculture amoo indemnité boo xam ne bii dafa méngoo sa xarala amoo indemnité de risque ku ne xam ne bàyyi risque kese la puudar yi ngay manipuler ca laboratoire ba nga xam ne am na ci suñuy mag ñoo xam ne léegi ñàkk nañ ay bët ñii laago
mi ngi noonu kon collectif bi ëmb ngir xeex intérêt profession pharmaceutique daal di rafetlu ndogal bu yees bi rek autorité yi jël ngir yóbbuwaat njëg gi mu daan jël produit yenn yi nu ñu dafa am ak yokkute bu nu sukkandikoo ci président collectif bi docteur Abdou Khader Kader Dione mu jàpp ni lu nu mel dañu ko war a xeex ba rek bañ a am marché parallèle waaye itam population bi war a rek bañ a yëkk ak jafe-jafe ngir am wala jënd médicament yi ngir mu ñu fexe ba mën koo jënd ngir seen wér-gi-yaram jëm ci wàllu woowu Fatoumata Diop moo ko woo ci téléphone yeneen xibaar di ngeen ni ko dégg. Mbuur la ñuy wutali ca Saly Portudal mi ngi rek dalal alxames ak léegi benn daje jëm ci wàllu migration lii rek mbébét bi mooy fexe ba am ay waxtaan wala fexe ba xeex lu jëm ci wàllu migration irrégulière maanaam tukki gu jaarul yoon mu di xewit boo xamante ni si mi ngi rek jaaxal askan wi tey ñi tey ñàkk seen bakkan bari lool ba jéggi dayoo Alioune Badara Sonko. xemmeemteef gouvernement bu Sénégal mooy soppi doxalin ci lu soxal wàllu migration muy mbëkk mi ba tax nit ñi daal di fi sumb ab ndaje ci diwaanu Saly Portudal bi nga xamante ne dafa boole direction d'appui aux Sénégalais de l'extérieur agence espagnole de développement ak agence régionale de développement ngir waxtaanee yeneen approche yi nga xamante ne moom la ñuy teg ngir xeex mbëkk mi. projet boo xam ne la dafa lëkkale Sénégal ministère des affaires étrangères et sénégalais de l'extérieur ak coopération espagnole di xool ni ñuy fexe ba jàppale ndaw ñi ba lépp li nga xam ni mooy migration maanaam dem beeg dikk bi mu nekk dans des conditions yoo xam ne day indi kaaraange waaye day indi koom-koom. bu ñu sukkandikoo ci waa ARD ñoom dañoo jàpp ni mbirum migration faw ñu koy décentraliser di ko waxtaan ci gox-goxaat yi gën a sori ci Sénégal ngir sensibilisation bi mën a ñoŋ. ñu jàpp ne ARD yi bu ñu ko waxee dafa mel ni. seen xam-xam ak seen yëngu-yëngu bi ñu liñ seen jegawaayu territoire yi ak collectivité territoire surtout dinañ fex mën leen a gunge ba seen politique locale yi ñu mën a intégrer la problématique migratoire. ay dogal yi am solo ñoo ngi ko fii xaar nag ci wàllu migration ci ndaje bi nga xamante ne moom lañ sumb fii ci diwaanu Saly Portudal. xibaaru biti réew Mali lañu koy doore première réaction officielle ci Bamako gannaaw ndogalu France suspendre opération conjointe ak force armée malienne yi ministère malien des affaires étrangères daal dinay dalal ci aljuma ji ambassadeur bu France ci Bamako Joël Meyer bu ñu rek waxtaanee ba noppi benn communiqué daal dinañ koy rek fésal ci jamono joo xam ne ñu ngi wuti yeneen i pexe ngir rek dalal foofee indi ak dal foofee ca Mali auditeur militaire général des forces armées de la République démocratique du Congo daat nay transmettre nouveau dossier d'instruction ci assassinat il y a 11 ans du militant des droits de l'homme ci RDC Floribert Chebeya Fidèle Bazana Edadi ñoom ñaar ñëpp ñu étouffé leen ci installation de l'inspection générale bu police ci Kinshasa booba ak léegi ci début de l'année fii daal di rassembler nouveau témoignage buy indi ay idées précises ci événement ci jour boobu nga xam ne faat nañu ci ñaari bakkan Facebook daal di annoncé nag démb suspendre Donald Trump ci ñaari at personnalité politique yi désormais ñu war a leen a sanctionné ci comme ñeneen utilisateurs yi rek bu fekkee ne rek daal ñuy rek dëppoo ci li nga xam ne moo jëm ci règle yi nga xam ne daal nañ ko ci tekk ngir mën a amal ay bind wala ay wax foofee ci plateforme bi ci jamono jooju wax nañu ne boo mooywul dinañu exclure nañu le 7 janvier dernier ci ngir encourager partisans yi ci attaque capitale Washington bi décision boo xamante ne si ñu ni duñu ci dellu si waat ñu ubbi beneen xët tàggat yaram lay doon. gaynde yu Sénégal yi war a def opération de rachat ci kanamu Zambie ci match xaritoo lay doon tey jile ca 19h ca stade Lat Dior bu Thiès lay amee ci noonu ñu mën a jàpp rek bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne jot nañu ko gis ci ay tàggatu boobaak léegi Aliou Cissé ak ñooñam muy dalal xel yi ci jëm ci wàllu woowee ñuy fàttali ni Sénégal ñaari matcham yi mu génn rek ay match nul la ci daal di am ci wàllu système coow li bari woon ci lool ñuy gis muy essayé yeneen waxoon na ni sax fixé wul benn système jëm ci wàllu wu ni mel en tout cas li si mën a jàpp rek mooy Sénégal dafa war a rassurer tamit jëm ci wàllu rek ni muy doxandaleen ay fenêtre FIFA ci la ñu toll ci xaritu Aliou Cissé mi nga xam ne mooy tàggat gaynde yu Sénégal yi moom lañ ci teewlu mu waxtaane def le point gannaaw ba nu amalee ak tàggatu ba noppi. lu ñuy def
ñu dugg ci terrain bi ak personnalité bu rëy ak caractère bu rëy pour justement préparer suñu éliminatoire coupe du monde yi nga xam ne pour man suba la war a commencer am résultat bu baax boo xam ne sur le plan psychologique et sur le plan mental dinañu permettre ñu attaquer match officiel yi ci mois de septembre bu ñëw nii incha allah ñëpp ngi fi xanaa Youssouf Sabaly boo xam ne dafa dellu fële France xam naa ne rek pour que mu mën a dellu si pour le deuxième match bi dina métti trop waaye dinañ ko xool ñun si suñu biir fii nan lañ mënee pallier ci absence bu Youssouf Sabaly boobu mën naa wax ne que infirmerie bi pratiquement kenn nekkatu fa am nañu suñu joueurs yëpp ils sont prêts tey la Zambie est champion d'Afrique faut pas l'oublier donc bu ñu leen sous-estimé lu tax Zambie parce que justement comme ma ko waxee c'est équipe boo xam ne ku marqué 18 buts ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2021 c'est que équipe boo xam ne la équipe buy attaqué la équipe bu baax la mais question lu tax Zambie loolu moom day métti souvent may répondre loolu parce que pour man adversaire yëpp benn nañu amuñu waruñu xeeb benn adversaire muy Zambie muy keneen ñun xam nañu ko suñu match yëpp match yi métti lay doon bu ñu bëggee gagné tamit am na prix boo xam ne loolu la match bi laajte te dañ ko war a def prix boobu dañ ko war a joxe pour justement gagner match bi. mi ngi noonu Zambie jëru xeeb ndax atum 2012 ak fàttaliku naqari bi muy jël champion d'Afrique ci jamono joo xam ne Sénégal ngi wër ba tey étoile am bu njëkk première journée bi moo làppoon Sénégal ci ay match xarito ñu mën ko xaarandi tey jilee Guinée ak Togo ca Antalya ca Turquie lay xewee ca Turquie ba tey Gambie ak Niger dinañu fa daje waaye Côte d'Ivoire ca Abidjan dina fa dalal Burkina Faso Cap-Vert ak Brésil Olympique ca Belgrade ca Serbie lay amee Tunisie RD Congo ca Rades Eswatini ak Lesotho ca Maputo ca Mozambique kon lañu koy xewalee Ligue 1 ak Ligue 2 la ñuy tàbbi fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi tey dinañu ko rek wala ëllëg ci Ligue 1 bi dinañu ko rek jongante match choc di dox ci diggante Tëngéej le leader ak Jàmbaar 17h ci stade Ngalandou Diouf Pikine di dalal Casa Sport beneen affiche la bu neex US Gorée mi nga xam ne lanterne rouge la moom itam dina jongante ak Mbour Petite Côte soriwu ko trop Génération Foot ak Cneps lay doon Ndiambour di dalal Jaraaf de Dakar mi nga xam ne tam ci jamono ji ay performance am baaxul dara Dakar Sacré-Cœur ak Douane lay doon Stade de Mbour di dalal beneen équipe bi nga xam ne ci ak guuta la nekk di NGB ñaari tali bu dee Ligue 2 ñoom tam nii lay tëddee Wakam ak Africa Promo Foot lay doon Jamono Fatick ak Port ñii di Amitié FC ak EJIF Fatick GFC ak Kër Madior ëllëg ba tey Linguère dina dalal Renaissance Sonacos ak Thiès FC laata rek ci altine bi ñu koy wéyal ci diggante Demba Diop ak Duc wala Jamono ak US Raya ñu waxtaane leneen ci biir xibaar yi taekwondo lay doon championnat d'Afrique yi Dakar moo koy dalal tey jile lay door ñu war ko àggale nag ëllëg kon ñi ngi xaarandi lu toll ci juróom-ñaari tireur sénégalais wàcc tey jile ci samedi bi ci objectif bi nag mooy fexe ba li nga xam ne mooy ay performance yu ñu nekkoon ñu téye ko wala ñu yokk ko daal di amaat yeneen médaille ngir rek gën a dugal seen bopp ci ranking mondial bi leen di may ñu am ay points ci rek Jeux olympiques yi ñu daal di dëgma la handball naka démb gaynde yu jigéen yi war a dem ci Coupe d'Afrique bay am ca Cameroun le 8 ba le 18 tey sax la ñu fiy jugee le ministre des sports Matar Ba jébbal na leen li nga xam ne mooy drapeau national bi daal leen ni rek ñaax ngir ñu qualifié ci mondial bi ci noonee am na ay waxtaan yoo xam ne waxtaane nañ ko fa ngir gën leen a rek jëmmal waaye tam kañ leen ngir ñu dem jëli ndam li ci noonee bi mu noppee tam dalal na ñi nga xam ne ay athlètes lañ jugee ci zone 2 bi indi lu toll ci 40 médailles Sadio Abibika moo fa teewoon. drapeau bi ñu jox équipe handball bi dafa war a tax tey ci ñu ànd ak motivation ànd ak benn xar kanam bi nga xamante ne dina tax ñu fàtte final bi ñu pertoon atum 2016 ak bu 2018 bi nga xamante ne à domicile la woon Matar Ba mooy jëw nit ñu dénk wàllu tàggat yaram. xale yi du tey rek lañ leen mës a jox drapeau national du tey rek lañ mës a représenter réew mi dem nañ fi coupe du monde dem fi final coupe d'Afrique wala ñu dem fi demi-finale coupe d'Afrique ren nag dañ leen di ñaanal ñu dem jël ndam li. Lions yi nag benn mbir la ñu bëgg moo di daal di jël coupe d'Afrique des nations bi def
lu gën a baax at yi ñu romb. Awa Ndiaye mooy capitaine équipe bi. Aujourd'hui, une place pour aller au championnat du monde, bien évidemment. Et c'est clair qu'on aimerait faire mieux que les années précédentes. Donc ramener la coupe. On va tout faire pour honorer le drapeau. ñu war a amal seen voyage niki ni samedi bi ca Yaoundé ak ni seen préparation demee nag condition yëpp matale nañ ko ba mën a def campagne bu baax bu ñu sukkandikoo ci Seydou Diouf doon jiitu fédération bi. dem bi ñuy dem Yaoundé nag dañ fay dem ak ay objectifs parce que Sénégal ñaari éditions yi ñu génn yëpp c'est 2016 2018 wane na ne dafa am taxawaay ci handball féminin au niveau continental tey ñu am ay une équipe très compétitive te jàpp naa ne bu ñu demee Coupe d'Afrique incha allah dina am xar kanam bu ñu fay wane. Sénégal nag nekk ci poule A daal di koy bokk ak Madagascar Tunisie ak Guinée. jërëjëf Sadio Abibou Kane bal la ñuy desandi ak Coupe du Sénégal ci wàllu préliminaire yi ñu jàppale ni ci jigéen ñi kon tey jile bu 15h tegee 45 minutes UCAD sport ak golf dinañu ci daje ISEG sport ak Dagana Jaraaf ak Saltigué ci stade Amadou Barry Kër Massar ak Disso Jamono Ndar Géej ci stade Mawade Wade Espoir Walo ak RHBC ñoo ci laale Diadji Sarr ak Sédhiou ci stade Lat Dior El Hadj Badiane ak US Rail ëllëg ca Elimanel Fall Diourbel ak Sacré-Cœur Gaston Berger ak Duc ñoo exempté ci wàllu góor ñi naka ëllëg Medina Toul ak Olympique de Diourbel kon ñoo ci war a rek laale jëm ci wàllu préliminaire Coupe du Sénégal ci lañ daal di tolloon waxtaane leneen ci xibaaru tàggat yaram yi mooy basketball ak national 1 bi nga xam ne mën nañoo jàpp ni ci jamono ji li nga xam ne moo rek jëm ci basket ñu ngi koy wéyal waaye ñu jàpp ci wàllu programme Coupe du Sénégal ci wàllu góor ñi quart de finale ci la ñu toll ci programme tey jilee ca Marius Ndiaye Sibac ak Duc Uzo ak GIA nag rek àllarba dis na ko wéyal UGB ak Louga basket club Douane wala Port ak Saint-Louis basket club kon ñoo ci daje ci quart de finale play-off aller Douane ak UGB ñoom itam dinañu daje naka ëllëg ci wàllu ba tey play-off ci jigéen ñi quart de finale yi kon ni lay tëddee tay jile wala ëllëg 13h45 Jaraaf ISEG Sport Ville de Dakar GIA Duc Débalok Saint-Louis basket club ak ASFO kon dinañu ci daje loolu programme la jëm ci wàllu basketball monde ak xibaaru sax suba gi ñu fàttali li fi gënoon a fees waxtaane nañu ko ci li nga xamante ni si moo jëm ci xibaar yi mooy Soham Wardini maire Dakar mi nga xam ne wax na ne bu nu ko tànnee dina rek sampaat ndëndëm ngir mën a jiite maire bu Dakar gannaaw ba nga xamee ne dégg nañu Barthélémy Dias daal di yëkkati ay kàddu jëm ci wàllu woowee tension déggoo amul woon ci diggante maire bu Dakar maire bu Médina plutôt ak ñenn ci ndaw ñi dëkk foofee ca Médina li ko waral mooy dañoo war a privatiser terrain bu Jaraaf yokkuteeg njëg li ci yenn prix médicaments yi ñi nga xam ne ñoo yor collectif défendre intérêt profession pharmaceutique yi àddu nañ ci ngir ñu delloowaat ko prix ba mu daal di amoon waxtaane nañ tam ci biir xibaar yi biti réew ak tàggat yaram di leen jaajëfal ci teewlu bi jaajëfal Cheikh Anta Gueye mi nekkoon ci machine bi jaajëfal Safiatou Ba Ndiaye mi jàpp ci réalisation ba mu yemb di leen bàyyi ngeen way ak programme Musique FM 89.7 la radio leader